Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ñëpp xam nañ ne l'affaire Sonko intéresse tous les Sénégalais moo tax à chaque fois dañuy xëy di ci bind fake news yi di daw waaye liñ bëgg a wax nag mooy waxtaan ak Sénégalais yi ndax nit day bëgg dëgg te bañ a doon naafeq ñàkk farak nit bu mu taxit ngay bañ a wax lu du dëgg farak nit yi taxit bu mu tax ngay wax lu du dëgg dëgg mooy mujj dëgg mooy alakuli àll te kenn ku ci nekk nag bés bu ñu lay dugal sa biir bàmmeel yow kese yaa fay wét te kenn du la fa fekk ci kon looy wax rek na nekk loo xam looy wax na nekk dëgg loolu dañ ko bàyyi xel ku xool événement yi ni mu déroulé xool scène bi liñ ciy expliqué liñ ciy wax ak PV yi nga xam ne un vaillant journaliste boo xam ne sénégalais yëpp war nañ ko remercier mooy Pape Alé Niang di indi lu concret lu leer di ko teg ci table bi ku ñu war a remercier la mais boo dégloo loolu yëpp te yàlla rek tax di la wax yàlla teg tax di la wax ñëpp boo xam nañ ne li c'est un complot léegi nag bu complot amee ndax kiñ comploté la ñuy mooy fautif wala ñi complot loolu na ci sénégalais yi bàyyi xel bu baax a baax a baax dañoo comploté ñëpp xam na ne dañoo comploté léegi kiñ comploté lañ war a condamné wala ñee doon complot te ku xool affaire bi wala nga xool enquête bi xam ne lu facile la yàlla xam ne du ma gendarme de waaye su ma ci bokkoon gaaw koo jàpp gaaw a génnee mbir yi moom dafa yomb torop ndax ki wax ne dañ ko violé mu ngi woote téléphone mun nga koo jël tracé ko mun nga ko remonter de 3 mois xam ñi mu doon wax ak yëpp ndax moom fi mu nekk nii moom amul benn sénégalais boo xam ne moom mun naa wax ne affaire bi du complot kenn ñeme du wax ne du complot moom kañ dañ naan ndax daanu na ci complot bi wala daanu ci complot bi wala war na faa dem ak warut faa dem loolu kañ mais complot bi moom ñëpp a ko d'accord kon pour def enquête jàpp ñi mu comploté lu yomb la warutoon toll fii ba tey de affaire bi war naa leer naññ ngay gis ci ka nekkoon ci salon mu wax ne dañ ko instant boobu woo nañ ko téléphone mu wax nangam ak nangam ku déglu Pape Alé Niang ak ki la dame la bi moom salon da nga gis complot yooyu noonu dul c'est tellement traçable résidence Mamour bi nga xam ne nañ fa la lekkam ya doon jógee commande yi kan moo ko doon commandé yooyu yëpp téléphone am ñan la doon ànd ak bu ànd ak nit sax loolu c'est tellement facile pour ñu détecter ko kon buñ buggee leeral complot bi am nañ luñ ko leeralee buñ buggee leeral complot bi am nañ luñ ko leeralee yomb na lool pour xam ñan ñoo comploté yomb na lool pour xam ñan ñoo ko indi woon sa médecin ba ñan ñoo ñëw nekk ay avocat am te sénégalais yi duñ ci bàyyi xel tey rek lire naa ci Yerim Post ñu ne am na pôle d'avocat bu nekk à la défense de Adji Sarr pôle d'avocat masseuse boo xam ne 40 000 francs lañ koy fay mu mun a am pôle d'avocat ah réew mi fan lañ jëm pôle d'avocat avocat bu ne ñaata nga koy fay ma ne nañ ragal yàlla te bañ a taal réew mi nañ ragal yàlla tey wax dëgg nit ñàkk farak moom bu mu tax nga dëgg fu Adji Sarr mu ne jël pôle d'avocat rek mooy c'est bel et bien am nañu nekk ci gannaawam te di ko xam jublu ci yàqu Ousmane Sonko te loolu rafetut na wutin wi rafet nañ nekk ay gentleman ci wutin bi waaye ay complot yu gën a ay bassesse boo xam ne kenn mënu ko misaal nguur bu mu ñu daral dara ndax nit mën na ne càpp ci nguur wàcc liggéey dese feeg woyam wu ñaawam doon def kon nañ jëf ju rafet nañ jëf gentleman waaw bàyyi ay complot teg nangam yooyu da nga ko daan dégg ñu koy def ci film yeeg wala nga koy dégg à l'étranger partout ba nekkutoon mbiri Sénégal ah waaye ñëw comploter rek ñëw waajal nit keek def na nangam ak nangam may patriote yi bon man sama état d'esprit lay wax mooy man moom xam nga bu ma xamee ne nit dañ koy comploter doonte lañ ko doon wax bu nekkee dëgg sax du tax mu bàyyi ko ndax kenn ku si nekk da nga cee war a natt sa bopp ñaata nit sax lañ ci mënoon comploter ci wàllu jigéen ñu daanu ca lépp ci Sénégalais yi waxuma sax ñu comploter leen ñoom nooy di xëy sax di wuti jigéen ngeen jéggal ma ci kàddu yi may wax sax maa ngi ci tuub ñooy xëy di ko wuti astima nag koo xam ne dañ naan benn jigéen moo ñëwoon di jéem a def tentative
kon ñun ñëpp nañ am état d'esprit ak képp koo xam ne bañ nga lu bon lii da laa war a naqari ba nga war a jàppale Ousmane Sonko mais yàllaa leen ëpp doole moo tax ma ne sutura am na ci xéewal am na ci ndax lañ ko doon piéger mënoon na caa daanoo su ko defee ñenn ñi ne kat kii nangam ñu dul comprendre ñi xamut ne kii nangam ak nangam waaye chaque fois ñuy gën a gis nag ay yu doy waar ci affaire bi. moo tax bi ma déggee ki nga xam ne moom dëkkoon na ak soxna si xam ko nee na Adji Sarr mus na dem di liggéey fenn ramasser seen bagage yi ñëw indi ko seen kër ne dañ ko amel kii fay ba mu ne ba ñooñu ñëwee di ko jël si ñoom ñu jël ay bras de fer ak yooyu pour xeex ak ñooña bañ demee ba ca biir lañ door a xam ne moom lam doon wax du dëgg. moo tax ma ne tànk xamoo ne nit ñi ñeme nañoo sos yu tooy xep wala ñuy wax ju du dëgg boo xam ne ak benn sérénité tànkat defuñ la ko rek mënoo koo comprendre nit ñi dañoo mën a wax lu du dëgg mënoo ko sax misaal la nga cay jàngatee nag mooy ñoom kañ ko seqal duy wax dëgg. léegi nag dama naan la ñoom sax la dëbb li njaa mbir ma nag ci ñoom la tourné ñoom ñoo naan am nga lii ak def nga nangam ñëw na ba nga def nangam fekkete loolu yëpp amul ca looloo leen di tiit looloo leen di jaaxlo moo tax nga gis léegi daanaka nga gis seeni média commencé di bindatuñ sax ci yëfi viol yi ak wala complot bi mais dañuy bind léegi appel à l'insurrection bëgg a wone ne Ousmane Sonko dafa woo nit ñi pour ñu jóg ci dem jëlee ji Macky Sall wala ñu bëgg a indi trouble ci réew mi su ko defee pour am nuñ ko taqalee pour jàpp ko tëj ma ne waxi tëj nañ ko teg ci suuf waxi tëj nañ ko teg ci suuf moomu leen réew mi yéen ñëpp a ko bokk ñun ñëpp a bokk réew mi ay complot teg say mbir teg say affaire ba mbir am nga bëgg a ñëw jël kenn ne complot dara du ci complot waaw bu leen yàpp nit ñi moom leen nit ñi bu leen def seen affaire ba pare bëgg a ñëw xëpp ko Ousmane Sonko naan appel à l'insurrection benn appel à l'insurrection amu ci te ñu bàyyi intimidation yi dama naan nit dafa war a bañ a nekk un larbin maanaam nit ku ñàkk jom nekk au service de quelqu'un koo xam ne lam lay wax du doon dëgg du dara baaxu ci commencé fait ñuy ñëw di intimider nit ñi di jàpp nit ñi ak dañuy jàpp sa téléphone ak dañuy xool li ci nekk loolu mooy laat man nañ bàyyi réew mi dund ci jàmm réew mi métti na métti goo xam ne indiwaat fi ay daanaka jarul ko te indi fi ay nag mooy jéem a jàppalu Ousmane Sonko ndax képp kuy Sénégal boo xam ne dëgg képp la ñor xam nga ne ci ay complot ci ay tappale képp lañ bëgg a teg lii pour teg ko loxo kon nañ bàyyi suñu caaxaan gi te fas yéene defar suñu réew bi. ñaareel ba li may wax te waxoon ko keroog it j'appelle aux forces de l'ordre wax leen jàmm moo gën lu dul jàmm seenu njàmbaar nekkut mater la population comme ni may waxee ne sunu njàmbaar ñun waa Pastef nekkut dóor leen ay xeer ba dàq leen wala taal seeni oto ndax buñ ko defee sunu réew la ñuy montrer vulnérabilité am wane ne réew mi amut armée bu dëgër amut police bu dëgër waaye njàmbaaru policier yi it nekkut ci jàpp population bi di leen di liif ak di leen di dóori lacrymogène te ñooñu seen alal lañ dajale lañu du ko fay man damay liggéey ñu jël dagg des centaines de mille si man ñëw jëndal leen ci carburant jëndal leen ci ay dàll jëndal leen ci ay liif jëndal leen ci ay oto ngeen tourné waat ñëw di ñu ko liife bàyyi leen xel loolu noonu bu baax a baax kon l'ennemi n'est pas là l'ennemi nekkut animosité warta am suñu diggante yéen te ennemi bi nekkut yéen nekkut ñun nekku leen suñu cible ñu nit nekkuñ seeni cible li war a am solo ci réew mooy yoon di fa dox yoon fu mu doxut mun naa taal réew mi kon loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax te je sais très bien que ne suñu demoon def sondage wala ñu dem def vote ci les hommes de tenue la majeure partie vont voter Sonko parce que xam nañ ne li muy wax moom mooy dëgg xam nañ ne li muy wax loolooy dëgg waaye dañoo nekk ci corporation boo xam ne ils sont obligés exécuter des ordres yoo xam ne xamaa ne sax ils le font avec amertume dañ koy def sax ndax te seenu duñ ko bëgg moo tax tout le temps may wax naan ministère de la justice ak ministère de l'intérieur warul nekk un politicien soo demoon ba nekk politicien ñu def la ko sax war nga am benn maturité ci yemale doomu aadama yi
ci yemale bépp sénégalais ndax da nga nekk ci zone boo xam ne sénégalais yëpp la war a couvrir renseignement yi ñëw ci yëpp doo ko utiliser pour des fins politiques kon nañ ci gën a góorgóorlu balaa ñëpp dañuy ree bi ma gisee ñu naan après ambassade États-Unis wala yi France yi ñu ngi joxe alerte seen ressortissant pour ñu ndax Sénégal mu ngi ci ne ma ne loolu dañu war nañ cee jàngat bu baax a baax ne buñ ciy xeex dañuy yor seen socc ñoom di socc de te défendre seen intérêt nag jaral na leen dëkk bi tàkk ndax gis nañ ne peut-être seeni édifice la nit ñi tàmbalee laal ñeme nañoo gën a dooleel suñu police bi ak suñu gendarmerie bi ngir ñu mun a rey ñu rey population bu leen ko dara jaral nous sommes tous des Sénégalais koo fi gis am na nijaay wala magu gendarme wala papay gendarme wala xaritu gendarme wala xaritu policier wala n'importe quel homme de tenue kenn ku si nekk na xoolee moromam rakkam wala magam wala nijaayam bu nu Macky Sall jaxase bu nu ministre de l'intérieur jaxase bu ñu politicien APR yi mal intentionné yi nii jaxase nga xam ne seen yitte ci lu feeñ ak ci lu nëbb mooy saa su nekk luy gàkkal Ousmane Sonko saa su nekk lu ko yàqal te seen yitte la mu waroon doon mooy fexe avancement réew mi fexe réew mi di faju fexe réew mi am njàng mu baax fexe réew mi ndaw ñi am liggéey loolu buñ ko defee loolu bilan bu leer nañ la waaye nekk ci ay maguy politique ay stratégie de liquider des opposants c'est honteux dama ne képp kuñ fal sab terrain li mu war a doon mooy doxal réew mi avancer réew mi mais du geste say opposant lu ñuy wax ak lu ñu waxut man de dama naan su ma doon pouvoir opposant lay gën a déglu sax ngir wax gi may wax ni lii ngeen def nii baaxul lii ngeen def nii baaxul ba bu ma demee ci mbir ba gis ne loolu la sax baax ma woo ko ne ko ban solution nga gis ne moo gën lum la wàññi avancement réew mi la rek te après wuy rafet képp nga ci am waaye défiance def la noon yen ku amee en goo xam ne si en gi day xeeñ mbañeel goo xam ne day xeeñ nan góorgóorlu waay nan góorgóorlu te bëggante mel ni ñun ay sénégalais mel ni ñun bu Sénégal di football match ñëpp di ci àndandoo bu ñu sénégalais am na fenn ndam ñëpp di ci sawar pourquoi nag ñu àgg ci xeetu animosité boobu noonu ngir lan poñe xeetu àdduna yi ngay daj quelques miettes yi ngay jot yi ngay fay salaire wala poste bañ la jox teral la ngay wax lu du dëgg wala di comploter contre les gens lu ñaaw la ma ne seen yitte warta nekk ci liquidation Ousmane Sonko seen yitte warta nekk ci comploter Ousmane Sonko seen yitte ci jafe-jafe sénégalais yi ngeen ko war a yóbbu te foofu rek la leen nit ñi di attee bu ngeen liquider woon Ousmane Sonko it keneen dana ñëw te doo leen ko liquider de kenn du leen ci bàyyi nous danañ def suñu bouclier boo xam ne kenn du ko liquider et il sera candidat ici dama koy wax rek yenn saa yi nga gis ñu wax Ouattara ñun ñëpp sénégalais yi ñu bokk APR ak ñu ci bokk rek sénégalais yëpp commencé naan hi moom kañ Ouattara nangam Maguette nangam Alassane Condé Alpha Condé nangam Macky Sall a fait que comme Alpha Condé 3e mandat bi ñuy wax Alpha Condé Macky Sall lim def moo gën a doy waar dama ne peuple bi mooy juger gis nga loi yi peuple bi moo ko fi teg lan mooy ndeyu ñu ne kii buñ ko tëjee après quelques années dootul mënatee nekk candidat ne nañ fàttale ko Macky Sall ko dugal ci kii bi du loi Macky Sall ko ci dugal ndax xamoon il savait bel et bien que ne Karim Wade ak Khalifa Sall bu ñu nekkoon candidat du gagné ndax am na ci ñoo xam ne foog am ñu leen di yëngal dem ba foofu noonu ñooñu bu ñu ñëwoon bariwaan na ñu dem voté li Macky Sall ndax la natia euro di bid amaana foo xam ne Sonko yeggut fa wala Idriss Seck yeggut fa ñooñu mën nañ fa yegg ba nga xam ne carte gi da doon tourné ji dañ ko daan gagné mu def ay maguyam ba loolu yëpp am kuy sénégalais xam nga loolu noonu comme moom il est comme Alpha Condé il est comme Alassane Ouattara waaw tout le temps ci ay pexe yoo xam ne yaa fi toog rek gis nga man dama ne ko wañ loxo sénégalais teg pexe yoo xam ne dëgg lalul ko ba gañ ay élection yaa ngi lekk riba ba keroog ngay wàcc kon nañ bàyyi sunu caaxaan gi nañ bàyyi sunu caaxaan gi de réew mi yitteel ñu nañ bàyyi sunu caaxaan gi de développement yitteel ñu loolu lay wax force de l'ordre bu leen nangu kenn di leen utiliser la ma cay teg mooy ana Arona Sy xaw ma kañ doon wax jamonoy Ablaye Wade 2012 muy ngand lu téye affaire yi di lacrymogène sabre dafa am sens sax ba tëjuñ ko nga xam ne yow ñi ngay xeeb nii tey jii di leen di sabre ko dóor ëllëg mun nañoo nekk au pouvoir
soo leen defee ni ndax ñoom bu ñëwee au pouvoir yow mënuñ laa indil ay jafe-jafe bu leen ko dara jaral kiray Bassirou Faye ak Fallou Sène ni ngay gis ñu leen traqué ak opinion bi ñu jógee pour ñu jàpp kooku noonu kon bu leen nit ñi dugal ci tiire nit ñi wala rey leen te yàlla xam na ne patriote yi ñu bëgg réew mi ne xam na nag ngeen xam koo xamul koo ci dégloon état d'esprit yàlla xam ne da ngay am gàcc ñoo lay motiver davantage kon nan gën a góorgóorlu ci loolu ñuy alerté waat ci benn mbir mooy maître El Hadji Diouf yàlla tere bu ko fi dara mun na koo daal de ndax maître El Hadji Diouf mu ngi agressé verbalement les patriotes li buy wax ci ñun waxuma la en gi mu am ci Ousmane Sonko waaye wax yi gën a ñaaw te mu koy wax publiquement devant les télé des fois sax journalistes yi duñ ko ci arrêté te amul mënuñoo gis benn patriote bu ñëw télé boo xam ne xam nga ni kii responsable la mu ñëw di saaga wala muy wax El Hadji Diouf traité lu ñu wax ay kàddu yoo xam ne sax doo ci bëgg a jaar ay imbécile lañ ñi ànd ak moom seen yaay yi sëy nanga mun na di ko wax publiquement di ko wax ci télé yi ci rajo yi amaana man sama tempérament mun na maa may ma muñ képp kuy wax lu ñaaw waaye du ful ña ca nekk sont diversifiés kenn xamul ful dafa hétérogène am na ñoo xam ne mënuñ koo muñ te mun naa dajeeg ñooñu defal teg ko musiba kuy mbokkam na ko xelal te état bi war cee jël ay responsabilités mu ngi agressé de xam nga nit ñi mu agressé physiquement mu ngi joxe ay coups verbalement du moins di wax ju ñaaw di ko jëmale ci patriote yi nañ ko alerter te li ëpp ci waa APR sax duñ ko def li ñu naan le fou du village et ñoom mooy li ñuy wax le fou du village envoyé quelque mu nekk foofu di wax moom ak l'autre la Birima chaque journée ñuy wax lu ñaaw patriote yi di wax lu ñaaw Ousmane Sonko di ko wax verbalement te xamuñ ne bu dul dara leaderu nit ñi la lu gën a ñaaw lu ne teg nañ ko ci boppam te ñëpp a ngi koy def te bu ngeen yaakaaree ne neex na nit ñi da ngeen di font man daf may naqari au fond yàlla xam na ko bu doon sama jëm man moom lu ma waaye wax ma jégal ko man du ma dara waaye nga gis koo xam ne nit ñi fonk nañ ko bàyyi seenu yitte di jël seen alal ak seen ñax ak seen doole yëpp di ci def la moindre des choses mooy nga respecté ñooñu waaye la gën a ñaaw lu nekk nga wax ko te latawoo lu dul am na ñu may saaga ci réseaux sociaux waa Sonko yi ñoo may saaga ci réseaux sociaux yi te munoo jël benn loxo teg ci benn nit ñi kii moo ma saaga te foo dëkk nag di leen di saaga di wax lu ñaaw la dina ci état bi jóg na ci ñi nga xam ne ñoo yor yoon jóg balaa leneen di ca am ab ay dañ koy fay li ñuy wax nag ci patriote yi mooy ñu gën a góorgóorluwaat wax ne leen ñu sant yàlla bu fekkoon lii dañoo jàppoon ngir yëngal Ousmane Sonko wala wàññi parti bi lu ko dooleel la tax fa gën a sori ci Sénégal ruq yi gën a sori ñëpp a ngi woote ñëpp a ngi nekk di solidariser wu ci Ousmane Sonko xam naa ñu bëri ñoo xam ne faral lu ñu woon Sonko sax waaye jëf ju ñaaw ji ñu ko jëf tax na ñu bëri faral ko ngir toroxal biñ ko bëggoon toroxal te yàlla antuut ci moo tax ma ne yàlla buy defar say mbir lañ jàpp ne moo lay yàqal moo lay defaral jàppoon nañ ne bu ñu waxee lii Sénégal yëpp bàyyi ko waaye gis nañ ci sax ne patriote yi dañ cee jaar gën a bëggante gën a suudewu gën a ànd gën a bëggante ndax yàlla dana jaaral ci épreuve yoo xam ne saa su nekk day nekk lu baax ci yow ñu gën cee góorgóorlu gën te def yitte gën a farluwaat gën a rester dans nos gardes gën a bañ leen a may dara nag bu na bukk jël Ousmane ko pampte ak yëbbu ci ay projet pour doyadal ko seen yitte yëpp mooy woon ne man Sonko ñun ñoo yem wala moo gën a bon def na nangam buñ ko nangu buñ ñu indil benn épreuve yi xam nga tellement tegu na successivement lu nekk waxal nañ ko ba ci bii nii épreuve buñ mënti indi lum niru dëgg buñ ci jàpp dara bu doon dëgg dama ne la liñ koy accuser bu doon dëgg sax bu mu wàññee ci ñun benn yoota nañ xam ni Pastef idéologie la Pastef doctrine la Pastef luñ war a saxal ci réew mi la ba mu tasaaroo ci àdduna bi yëpp na raw lañ doon wax socialisme wala le libéralisme wala marxisme loo gis rek engagement yitte ji kowe képp ko tasaare ci kaw àdduna bi lu mun a nekk lu baax loo gis ba nga cay wax di ca roy ay nit ñu amoon yitte ñoom ñoo ko porté ba loolu àgg
kon nañ gëm loolu noonu nekk ay référence ci lépp la ñuy def waaye nekk nit ñu amee gëm-gëm nit ñu téméraire nit ñu seen lépp jaral te bu leen découragé ci mukk ñu naan leen ngeen nekk fee di reyante Sonko tëdd këram. gis nga idéologie bu ne dafa am ku koy incarné dafa am ku ko suuxa ku ko indi ba nit ñi fekk si ko gis nga buñ ko faagagale mooy faagagal nañ idéologie ba nee leen défendre uñ Ousmane Sonko sunu bopp la ñuy défendre uñ Ousmane Sonko liberté la ñuy défendre uñ Ousmane Sonko mais justice la ñuy défendre waaw noonu la demee pour lay woon ñoom bu fekkoon ñun ñoo leen yitteel ñun la ñuy faagaagal waaye faagaagal Ousmane Sonko mooy faagaagal jéem a faagaagal idéologie bi te war loolu du fi am kon ñun ñëpp nañu rester dans nos gardes gën a gëm suñu réew gën a gëm suñu parti xam ne lu baax la ndax li ngeen fi def kenn defu ko fi de parti boo xam ne nit ñaa ngay cotiser boo waxee ñu ne ñee nag Macky Sall amoon nañu doon cotiser déedéet ñooñu ñu amoon xaalis mais fii ñu gën a tuuti le cotiser nañ waaw dem maye seen deret ba may maye deret hôpital Fann dama xëm da fekkoon na ma nekk sous pression dama tëb nii rek gis ñu may kii nii deret ji tax fu ne waaw ñeneen ñëw foofu ñu bëri doole ni seeni sang ba mu fees amaana waa APR ko jëriñoo wala waaye toute la nation sénégalaise ñoo ko jëriñoo sunu mbéy mi alal ja cay gini pili bali bi ciy gën yëpp ci réew mi lay jóge te mënoon nañ ko ñàkk a def mënoon nañoo toog suñuy bureau toog di suñuy olala nekk suñuy olala kon kenn dama naan yéenaa ñi gën ci réew mi man damaa jàpp ne nit du bëgg lu baax wala mu bëgg ab avancement bi wala njub di leen contre ku leen contre rek Macky Sall da koo jox poste wala ay mbokkam ñu fal ko waaye laluwu ci dëgg ñu ngi ca yoonoo bu ñu kenn tiital bu ñu kenn intimidé ba ñu kenn tiital dafa am loo xam ne rafetut ñëw ñu naan kii mu ngay jël ndékki di ko yóbbul les détenus nga ñëw di ko jàpp di jël nit ñi ñu naan dañuy kii seen portable te li ma leen di waxit nag képp ku ngeen déggati ne arrêté nañ ko gaaw leen dem génnee ko ci groupe WhatsApp yi génne leen ko ci groupe WhatsApp yi ndax amaana foofu lañ bëgg a jaaree pour fekk ñun sax comploté wuñ parce que duñ comploté duñ nekk ci lu bon ci lu baax ñoo gën a bëgg réew mi man xam naa ne ñoo gën a bëgg réew mi seen état d'esprit boo ko dégloo da nga xam ne les patriotes ñoo gën a bëgg réew mi te nag loolu da ngay sant yàlla réew bu amee loolu dafa war a sant yàlla yàlla xam na ko kon dañ bàyyi Ousmane Sonko may ko jàmm bu leen bàyyi xel waxkat yi les analystes politiques yi ngay dégg nga xam ne c'est des ay bukk yi sangoo déribé la da ngay foog ne yow lay ànd ak fekk de buñ la jekkoo coob la wala les jaloux wala les aigris ñi nga xam ne ñoom mënuñoo tolérer Ousmane Sonko ndax ñëw na renverser lu bëree bëri bu leen kenn bàyyi xel waaw dañ bëgg suñu réew tey déglu suñu parti loolooy dëgg da nga gis koo xam da ngay njort ne dafa neutre muy def ay analyse yu naa fekk yoo xam ne yàlla na ma yàlla jéggal sax ci kàddu bi analyse yu doy waar yoo xam ne benn dëgg lalul ko lu dul ngir incriminer Ousmane Sonko ngir pëtaxal ko waaye yàllaa leen ëpp doole c'est témoignage bi Pape Djibril Fall def keroog jàkkaarloo ñëpp a ko loolu mooy état d'esprit Sonko te yàlla xam ne ne loolu mooy état d'esprit patriote yi ndax benn jour damay waxtaan ak sama benn xarit mooy benn jour ñu am conférence fii Ouest Foire cellule Ouest Foire doon def conférence ñu invité Khadim Bamba Diagne bi muy wax le gars est très éloquent wax ci rafet gi mu rafet ba benn waaye naan ma kii de bu ñëwoon Pastef dana baax loolu ma ne ko déedéet yàlla xam na ne kii bëgguma mu ñëw Pastef ma ne ko lu tax te kii bu ñëwee Pastef waxam bi Sénégalais yi dootuñ ko jàppati dañ naan c'est pas objectif peut-être Pastef la far moo tax muy waxee nii waaye bu ñëwut waxam ji bu dul dara xanaa Macky Sall sax bu ko déggee di ko utiliser te gis nga yàlla xam na ne li ñaan benn gaaw APR moom musoon wax ci moom loo xam ne ma xawante mooy jour bi Sonko di lancé son livre là naan ma dana critiquer Sonko ci lii booy xaw ma nangam ak nangam peut-être mënoon naa ne comme boobu nit ñaa ngi koy door a xam noonu mu nekk esprit mu waxtaan ak ci ay xaritam yi seen ci ba loolu yegg ci mais man du ma jàpp nit ndax ni wax nañ ci moom dara waaye dès lors bu ma ko dégloo keroog jour boobu j'ai senti ci pertinence am amul benn débat fu ma koy gis télé te du ma ko déglu te saa yoo ko dégloo gis xam-xam ba muy wax kon ñooñu soxla dama naan bëgguma sax ñu ñëw si sunu parti mais damaa bëgg comme ça loo xam ne sénégalais yi dañ leen di jàpp esprit état d'esprit boobu laa amoon
keroog bi Pape Djibril Fall di témoigner loolu ci Sonko c'était tellement content ndax dama naan montre yu baax yi ñoo bokk heure dëgg da ngay xam ne kooku réew mi moo ko yitteel réew mee ko ñor bu ko réew mi ñorutoon loolu du ko def du ko wax day bëgg ñooñu nekk ci côté muy gën a am côté ñu naan gars yi pertinent yi de Sonko lañ ànd ak waaye mu ne non non bu mu ñëw defal la présentation ndax dañuy foog connotation li muy waxati c'est parce que dafa farak man moo tax muy wax ak loolu alors que tel n'est pas le cas mu wax ne mosu ñoo gisante kon loolu ku bëgg sa réew képp moo koy def te yéen ñëpp xam ngeen ne Sonko yàlla xam na ne plein d'autres actes yoo xam ne def na ko da ngay xam ne kii ku bëgg réewam la kon bu leen ko faagagal njëriñu Sénégal la li may waxaat Macky Sall am na ci loo xam ne bu la ko dara jaral yàlla xam na ko boo xoolee nga jàngat ñi àndoon ak Ablaye Wade ba dëkk bi buggee tàkk ñoom ñëpp ñu ngi ci yow tey ñëpp ay nekk di la jey ak di la wax te yàlla xam ne buñ la wàcce woon tey ñoom ñëpp ay génne waxoon naa ko waroo def nanga waroo woon naa ko kenn ci faalewul la kenn ci gëmul la alal dañuy jot ci yow képp a tax ñuy ànd ak yow bu la ci kenn du yàlla xam ne yaa koy wéetoo de bu lay nit ñi di jël di la pousse naan maateleel montrer que la république est forte ni ñu ko waxee est forte montre leen ne ko force restera à la loi ces gosses là il faut les mater il faut les massacrer c'est des sénégalais bu la ko dara jaral bu la benn bakkan war a jaral nguur sax ma ne bàyyi leen lii teg leen ko ci suuf teg leen mbir mi ci suuf loolay li gën ku leen waxul lii waxul leen dëgg teg leen mbir mi ci suuf liñ ko jëjee nag ñoo ngi jégalu xam naa ne live bi gudd na lool maa ngi jégalu ci yéen ñi bind en général te fekk en général su may wax du may lire les commentaires maa ngi ci jégalu Moussa sëñ Moussa Diallo moom jàmbaar la lool macha allah nekk Italie te wax dëgg yàlla gis nañ yitte yi sëñ Moussa kontaan nañ ci yow te li ñuy wax rek ni nga wax ba soppi léegi def sa tur bi def Moussa Sonko ñun ñëpp Sonko la ñuy wooyee ku ne say collègue foo dem dañaan la Sonko ndax gis li ngay défendre rek yooyu noonu kon nañ xam ne mbir mi daal du yomb nañ bàyyi caaxaan gi li may wax Ousmane Sonko bul tiit bul ragal bul bàyyi xel ku dul yàlla la waaja waxoon sëñ Touba keroog ba gaa yi ñëwee ci dëkk ba ne dañ koy taal mu ne ko bu ndax sañ naa laa digal mu ne ko bul bàyyi xel ku dul yàlla kan bul bàyyi xel ku dul yàlla xamal ne dëgg mooy njëkk te mooy mujj te sénégalais yi duñ nangu mukk ñu di la toroxal wala ñu di la faagagal ci ay bases yooyu noonu yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla aar ba benn yàq-yàq du àgg ci yow tey jii lañ la gën a gëm gis nga problème bi dañoo gën a dolli ndax dem naa fa gën a sori ci weekend bi waaye dem naa ci ay maire yoo xam ne yaakaar ma woon sax ne xamee nañ actualité noonu waaye ñoom ñëpp a bokk ànd di naqarlu lii kon ma ne bul tiit bul ragal tu as encore sorti victorieux ci pièges yi ñu lay tegal ndëgg sërëx yi ñu lay tegal waaw yàlla na suñu borom taxaw di wax patriote yi ñi ñuy jàpp dañ leen gën a taxaw kenn ku ci nekk ñu renseigné wu ci këram la ko war ñun ñëpp ñu dugal ci sunu loxo ngir jàppale leen ba lañ waroon remplir te seeni famille ñun ñu jéem caa jàpp bar loola am féetee leen foofa noonu ndax dañoo nekk place boo xam ne kenn ku nekkoon ci ñun mu waroon na faa nekk donc ñun ñëpp fa dajaloon maanaam dañoo ëpp chance ñu jàpp leen tëj leen ñun ñii ñëpp fa lañ waroon nekk kon ñoom buñ fa nekkee ñun lañ fa nekkal kon nañ leen féetew ñoom it fañ waroon féetew di leen defal di leen encourager te encore de plus tey déglu naa Guy Marius Sagna bi mu doon wax ci niñ leen di torturer loolu rafetut te ma leen di wax xam na dinañ ko seetaanam du seetaan waaye ku demati visite na leen wax ne ku leen torturer fexe leen xàmmee ko bañ fexe xàmmee turam buñ génnee ñu porter leen plainte ndax amul fenn fuñ bind ci loi Sénégal bi ne day dóor les détenus waaw ku leen fexe leen ku mu munti doon ku leen di dóor wala ko torturer xàmmee leen ko bu ngeen génnee porter ko plainte looloy dëgg nañ bàyyi nit ñuy toroxal ñoo ngi jégalu bu baax na xam naa fii la ñuy yemale live bi di ñaan sun borom jéggal nu di ñaan sun borom def jàmm ci réew mi di ñaan sun borom dindi mbooleem defkatu ñaawteef yi ci réew mi te ñaanal Ousmane Sonko yàlla jox réew mi ca gën ngaa tey bakkat ca gën ngaa rafeti anam bañ doxal réew mi ca gën ngaa rafeti anam te di leen di wax rek restez dans vos gardes bu nu nangu mukk
sunu effort yi ñu def depuis 2014 2015 2016 ba bésu tey jii ñu bëgg koo jeexal ci benn saa ci benn waxtu ci benn ay mbiri complot buñ ko nangu moom buñ ko nangu. sunu coono yi daan daj chaque jour ngay nekk matin midi soir di wax ci Sonko ba li ma wax léegi rek kenn ku si nekk turam bàyyi na ko koo fi gis Sonko lañ koy woowee léegi Sonko si kon buñ nangu nit ñi fay ko buñ nangu ñii yàq ko. di lancer un appel kilifa diine yeeg képp koo xam ne mën naa wax ak Macky Sall mu arrêté lii dara jaru ko fi na xelaat bés ba ko Macky Sall di woo yàlla xam na ne keroog de man yërëmoon naa ko yërëm goo xam ne dafa jéggi dayo te naqare woon na ma te noonu la naqaree Sénégalais yi te looloo tax sax moom mu nekk président ndax amaana bu nekkoon PDS ba tey du nekk président waaye bañ koy tuutal ak a naqaral Sénégal yi yëpp naqarlu ko ba jàpp ca loola looloo ko tey fal tey mu nekk au pouvoir na bàyyi xel loola te bàyyi xel discours yam doon wax ñoo gënoon garaaw fuuf buñ ko dugal mukk ci jéem a arrêté Ousmane Sonko te ñu bàyyi ñëpp ñu ñuy individu soxna Birame Souleye ak ñoom Abass Fall ak ñoom Fatima Mbeng ak ñoom Karim Xurum Xaq kenn ku si nañ bàyyi nit ñi may leen ñu dund te libérer ces gens là ces jeunes là nañ leen libérer ñoom seeni militants dañ daan manifester place de l'Obélisque daan wër di taalaka yàq Fodé Diouf fa lañ ko rey mooy policier boobu noonu Mamadou Diop fa lañ ko rey am kuñ rey Rufisque beaucoup de personnes dee ci loolu moom bu mu ko jaral mukk kon loolu la ñuy tëjee kii ñi ko mën a yedd nañ ko yedd ñi mën a wax ak moom nañ ko wax ak moom amaana ñun ñii de kenn xamoon ni ci caaxaan dama naan ba may nekk université musuma ñëw sax di jéem a sànni xeer wala may taal musuma ànd sax ca yooyu noonu waaye day am yenn injustice yoo xam ne ñoo lay jëf looloo xam ne sax nekkutoon sa pas-pas nekkutoon sa bëgg-bëgg mosul ñoo dem nekk di yàq wala def dara dama daan ñëw di discuter ak étudiants yi ci buñ daan baari tali bi di leen wax ne baadoolo yi ñooy jaar fii ak nangam ci ay bourses yu ñeen waroon fay ak yooyu tout le temps di leen essayer convaincre di leen di wane ne réew mi est en arrière kon bu ñu demee nag ba mu jaral ñu ñëw di taxaw di jàkkaarloog les forces de l'ordre yi amuñ lu ñu neex de yàlla xam na ko ne yërmande ji may am ci ñoom jéggi na dayo nee na koy dóor foog mu réagir te ay du yem ci bopp borom lu ndaw danga ko xeeb fekk moo lay indil musiba ma ne nañ gën a delloo si waat sunu xel xam nañoo bokk réew mi c'est le Sénégal qui nous intéresse vive les patriotes et vive Ousmane Sonko merci encore ay jégalu bu baax. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.